léegi waxoon naa leen suñu invité surprise la ñëpp yàkkamte woon mu wax ñëpp doon xaar version am par rapport ak jamono ji dégg ngeen fii ay coow ak yooyu tey nag dafa ñëw pour indi gisinam ak leeralam par rapport ak wax ji fi amoon kooku di chargé de mission à la présidence de la République Oumar Ndiaye Angloma doon it responsable politique Benno Bokk Yaakaar di militer précisément si Alliance pour la République nekk si département de Mbacké. ñuy wax ni Oumar Ndiaye Angloma waaw ma ngi liggéey palais dafa am ku mu seqal ko naan Daouda Seck si wàllu conteneur ba di si tudd affaire escroquerie tey ji loolu mën leeral si cas boobu. waaw Babacar xam nga man homme d'état la donc homme d'état la nekk ci cabinet présidence de la République c'est-à-dire homme d'état donc du nit kuy nekk wër ci mbedd di wax donc man homme d'état la di kilifa donc am na yenn yoo xamante ni yenn mesures yoo xamante ni nii franchement du ma ci bëgg di wax. Parce que li ma jàpp mooy affaire la boo xamante ni nii mi ngi justice li ma gëmee sama justice réew ak ni ma gëmee sama gendarmerie nationale ak ni ma gëmee sama police nationale réew donc mbir mu nekk yoon moom man li may bëgg toujours rek mooy ñu bàyyi yoon mu def liggéeyam. parce que man jàpp naa ni polémique boo ci def rek ci côté presse bi dañuy naan dafa maanaam da ngay mel luy bloqué dossier ba maanaam bëgg wallu bëgg ku la dimbalee bëgg ku wax donc man li ma jàpp mooy comme. affaire bi mi ngi ci yoon ñu bàyyi yoon def liggéeyam ndax li tax loolu mooy Babacar man li ñuy wax yépp coole li muy bari yéen seen journal bind ko seen rajo tegu ko benn journal la ko bind benn nit a ko revue de presse xam nga kooku boo ci bëggee di wax nu mu tuddati wax dëgg yàlla da ngay jox yëf yi ampleur boo xamante ni nii jëru ko donc nit nag ku nekk citoyen nga bu nekk ci réew mi am nga droit nit tooñ la wala nit def la dul yoon nga yóbbu ko ci yoon. man bu ma tooñee boo ma yóbboo ci yoon lu ma yoon wax ma doo ciy d'accord mais comme ay porte presse moom mooy maanaam porte presse maanaam daw songu presse bi di wax ak yooyu man ku ne xam na ni ci politique ku ma wax damay génn répondre tontu mais lii comme affaire de yoon la franchement bu ma sañoon ñu respecté justice réew mi ba ñu sañoon tam ñu respecté corps yi nga xam ni moo fi ne muy les gendarmeries ak les police seen enquête ak lu mën a doon ñu bàyyi ba loola am. li ci ma ciy leeral rek mooy li lay wax ni ay faux information am na man toog naa Dakar. ay samay am di jàmm woo ma ni ma nu mu tuddati dégg naa dig moo fi ñëw jël si Angloma ba yóbbu ko donc loolu moom amul beneen bi mooy sama yaay sax andil nañ ko problème ndax sama yaay dem na ba ni moom bu ma gisul du lekk parce que tellement que kër gi dafa meloon ni maanaam kii nit a fi dee ba sama yaay ni kon Omar dafa am lu ko dal ngeen ma koy nëbb bu ngeen ma waxul lu xew du ma lekk. ci kaw rek maanaam benn journal bu bind ak benn rajo bu def revue de presse parce que xam nga presse moom bu waxee maanaam ñëppay jàpp et puis ñi ma woo ci téléphone toll na y a des mondes ay nit ñoo xamante ni ku nekk koy woote. mais Angloma bu ñu ñëwee si fay c'est-à-dire moom dafa porte presse dëgg la mais dafa porte plainte également d'après li mu wax Daouda li ma si jot a xam mooy que ni conteneur moo leen boole nee na moom da ko doon démarché mu échoué dem def li naan fausse déclaration nu jàpp ko si muy wut wàllu mu woo la bi mu génnee. yow nga ni ko mën naa la fexe ba nga jot sa conteneur te doo sonn et d'ailleurs la sa am wax na ko nee na jox na la 10 millions wala 10 millions 800 nee na mu lay woo jotu la il a porté plainte dem ngeen section de recherche ñu téye la fa mais da nga wut wàllu si ministère de la justice am benn ndaw soo xamante ni moo fa ñëw génn la nga wax ni da nga feebar mais après da nga ñëw làqatu si fii si Mbacké loolu lañ mën a wax. si li nga xamante ni mooy li ñu lire si réseaux sociaux yi ndax Daouda Seck aw ma version mais li ma lire ñu wax ko si journaux yi loolu la en quelque sorte en résumé tey Manar yaa ngi nii comme ni nga koy waxee boo gisee ñu lay laaj dañoo bëgg rek ko am nañu benn version ñu bëgg am beneen version yaa ngi si département bi tey ñëw nga doy fal di ñëw nag comme ni nga koy defee nii fréquemment occasion la ñu waxtaan ak yow si mbir mu ne mel tey looy teg table bi. xam nga Babacar man dama laa wax ni la man. duma nitu mbedd man homme d'état la ci cabinet présidence laa nekk di kilifa dama am yenn yoo xamante ni ba ma ci nit di laaj maanaam la may mën a tontu mooy benn lu am parce que escroquerie abus de confiance bu am ci ni escroquerie abus de confiance di demee maanaam di demee ku ko def dañ lay jàpp beneen bi mooy wax dëgg yàlla man lu ma deful defuma ko yëguma tinuma ba mu nekk ci yoon
nee naa la man bu ma ci waxee rek damay mel ni maanaam damay dimbale sax waa ji mooy maanaam damay wut wàllu. maanaam dans le fond quoi. du dossier ñun li ñuy wax nii mooy. donc kon loolu ñu may waxal noonu. pour résumer mooy amul. xam nga Daouda Seck. non man Talla laa xam. Talla Ndoye. waaw dëkk Diourbel. waaw donc Talla laa xam. donc bu ñu demee nag ba xam nga li neex mooy Babacar gis nga mbir bu nekkee ci yoon bu ñu bàyyee ba yoon def liggéeyam ba pare yow booy résumé ñëw toog ci li ngay ci li ngay wax ci lay gën a leere ci lay gën a porté mais am na loo xamante ni nee naa la buñ ci duggee à fond rek mooy dugg nga ci domaine justice dugg nga ci domaine yoon te moom nee na dem na ci yoon xam nga man ba ñu ma ku ma tuumaal ki ñu yaakaar muy si Ahmadou Bamba Khadim Rassoul fii dañu ni dafa yor ay armes pour dafa bëgg a woote jihaad pour xeex ak tubaab yi donc loolu moo tax ñu jël ko fi yóbbu ko yent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko jël tuumaal ko keneen dañ ko jël tuumaal ko man waxuma bu ma kenn tuumaal waxuma bu ma yoon woo waxuma nu mu tëddati dama nekk bëgg ko ma protéger c'est-à-dire li may wax mooy li ma jàpp ni man nit mës na ma cee mën a jàpp mooy damaa violé wala damaa def wala damaa def faux billet wala damaa rey nit wala damaa def benn flagrant délit boo xam ne leer na ma leeral yàlla ni lii yoon mën na ma cee jàpp bu boobaa de nii ma toogee di wax ak yow sax du ma ko waxee mais Babacar wax dëgg yàlla lu toll ni gendarmerie nga da nga faa andi nit koo ko ñëw daw dem wa ilaa benn femme buy liggéey ministère de la justice rek moo ñëw jël ko yóbbu mais Babacar loolu c'est laissé dafa yomb trop di xam nga moo tax man la à fond wax joo xam ni du waxu dëgg maanaam nekk ci di génnee détail ay wax dafay indi yeneen problème. accusation yi dafa grave honorable Oumar Ndiaye Angloma nee na biiralu la ko sax mais espèce la jox espèce boobu nag dafa mel ni amul décharge amul trace loolu noonu nu muy mën demee si business yow laay laaj question boobu. waaw mais xam nga nee naa la Babacar xam nga loolu li ma ciy tontu toujours rek mooy lu amul moom amul damaa wax ni man dama jàpp ni nit kuy xalaat di magum jëmm def France def conteneur def lépp bu fekkente nii mën ngaa jox nit xaalis boo xamante nii amul seede amul décharge yow la ñu war a laaj ndax da ngaa feebar wala déet xam nga wax dafay am fu mu tege yow bu ma ñëwee tey Babacar ni la dama laa joxoon sama 10 millions waaye léegi man bu ma ñëwee ni waaw moom li muy wax amul man dama ko joxoon sama 50 millions dañu ni somme bu dépassé 20 000 francs dafa am kayit même pour garantie sax l'islam sax dani bi kayit amul même l'islam dani booy jox nit xaalis bi l'islam taxawee sax dañ ni même booy jox nit xaalis nga xam ne yoon amul dañ ni na am ay seede. loolu mooy acte de seing privé il doit être passé devant un signature privé tout acte dont l'objet excède à 16 000 francs. donc xam nga kon boo xoolee am na ci yoo xamante ni jërta wax ji sori damaa wax ni justice nekkul fi Angloma police nekkul fi Angloma même bu ma nekkee ci président de la République gendarmerie nekkul taxuñu woon ñu créé ko pour Angloma ak Macky Sall taxuñu ñoo créé ko pour police taxutoon ñu créé Macky Sall ak Angloma taxutoon ñu créé police man ab citoyen la bu réew mi damaa def loo xamante ni nii maanaam jaaduwul am nga ay preuve am nga foo mën a jaar waaye demal topp say. dafa am li nga wax léegi nga ni acte bu passé wul 16 000 francs waroo bind da nga war a bind kayit mais dafa am lu wax toog waxaat droit ni am na ay actes yuy firndeel ni am na ay commencement de preuve ndax bu ñu xoolee loolu nee na ñëw na pare te turam ma nga fa turam nee na inscrire na ko foofu ci pare di lay seet yóbbu nga ko fa leen yóbbu nga ko aussi ministère de la justice boole nga ko ak ay kilifa kon kii wax dafa mel ni am na si lu mu basé c'est des commencements de preuve. xam nga Babacar dama laa wax ni la loolu ñun buñ ci duggee dañuy mel ni maanaam dañu dugg ci benn enquête maanaam Babacar benn commissaire de police la wala benn nitu. non xam nañu basé wu waxu Daouda Seck lañu basé wu. xam nga man bu fekkoonte ni nii par exemple dafa def point de presse ma def point de presse. man dama ni man nekkuma ci ab presse di dàggasante benn nit c'est-à-dire li ma nekk mooy yoon ci lañ nekk nañ dem ci yoon li may wax man naa ko wax ci yoon moom la muy wax na ko wax ci yoon. wala nga dem yoon moom dafa la accuser nga porter plainte wala. Daouda Seck nga yóbbu si yoon wala moom la yóbbu si yoon. moom nee na yóbbu na ma gendarmerie. waaw yóbbu na ma dik yooyu yëpp ay yoon la ay yoon la yoo xamante ni nii réew mi da koo reconnaître
moom na topp yoon man nag la may def man sama bopp man Angloma nu mu tuddati man xam naa ko xanaa. nga jël avocat. non avocat à dos de cause Babacar 99 laa tàmbali indi ci réew mi conteneur yi su fekk jaay def 16 millions CFA. BM 324 bi ma koy dawal ëpp na booba am na ñuy wax ñoo xamante mënuñoo dawal oto ba may ami avocat nekkuma sax ci politique dama yàgg a liggéey yàgg a tedd yàgg a régler samay problème donc avocat ba koy am booba nu mu tëddi dugguma sax ay affaire di politique conteneur yi ma daan jëli Europe googu muy France Italie partout nu mu tëddati dama ko def Babacar donc avocat moom ba ma koy am du problème bi donc. voilà kon su ma la déggee yow lépp lu Daouda Seck texte table bi da nga ko botte en touche maanaam yow dara amu ci xamoo jëmm ji seqaleen dara pour ñu jugee na foofu. waaw donc ci foofu li ma la mën a garanteel daal mooy am na benn dossier boo xam ni Momar Talla Ndoye am na nit koo xam ni doon na ko rek la indi ko ci man loola ma ngi ca yoon bu yoon defee liggéeyam li mu war a def ba teg lépp ci yoon ñu ne Angloma kat moo tooñ yoon téye na ko bu boobaa yow mii da nga mën a joxe un bon information journaliste bu fekkente ni nag yoon nu mu tëddee boucler na tam ni Angloma lañ tooñ bu boobaa ci la wax dàq. Angloma nag ñii déglu dañu bëgg xam ce qui se passe réellement ak ni la xamee sa franc parler lan moo xew dëgg-dëgg. xam nga Babacar man dama stratégie ci lépp ci politique ci lépp c'est-à-dire en politique boo ma ci attaqué woon sax am na ñoom bu ñu ma attaqué woon ci politique sax du ma leen tontu parce que tolloowuñu dimension bu may tontonteeg ñoom donc mais am na ñoo xamante ni bu ñu waxoon ci loo xamante ni nii kiiwul dinaa génn wax ca lii itam dama ni ak politique bokkul lii affaire de yoon la affaire de yoon man li ma ci jàpp mooy bu fekkente ni yoon mi ngi def liggéeyam te ngay nii yow gëm nga sa justice réew gëm nga sa police réew gëm nga sa gendarmerie nationale réew te yaa ngi ci réew mi yor sa tànk di dox ak sa tànk waaye dañ bàyyi ku ñooñu def seen liggéey jëtte coow ci presse beeg ngal-ngali di coow di wax nañ bàyyi yoon mu def liggéey bu fekkente ni Angloma moo nekkul ci yoon dana ko teg ci yoon. mais tamit ku la porte presse am nga droit également tontu nga par presse interposée du mbirum nit mais mbirum yoon boobu nga wax moo ñëw si presse nit ñi dañoo bëgg xam dañoo am droit xam ndax yow nee nga kilifa nga nee nga yow da nga fi toogal askan wi en tant que chargé de mission doon nekk si cabinet président Macky Sall mais tey bu tara dal si kaw bu fekkoon ne état day génn communiqué mais tey am nga possibilité wax ak nit ki intermédiaire mais mën nga wax aussi ñu xam li xew Angloma aussi. xam nga Babacar nee naa la man du ma daw question. waaw xam nga yaa ma woo ma ñëw. waaw kon man nëbbatuuma. dama laa wax ni la gis nga àdduna bi fii ñu ngi koy doxalee ci nii. du dem xamul tax du dem. mooy mënoo nii yow da nga saisir justice. justice mi ngi liggéey topp benn procédure. léegi loolu man naa ci wax la justice war a def ak fa ma jaar ak mais jarutoon ngeen demati ci yoon. c'est pas l'appel booy dossier ba day maanaam yow maanaam plaidel nga sa bopp wax nga defuma nangam kërëb comme mi ngi ci yoon léegi bu ma nee man defuma dara xëy suba yoon ni ma yow yaa def mais da nga bindaat ni Angloma bi ma ko jëlee deful dara comme man dañ maa taqal te yoon dafa sew nañ bàyyi yoon mu def liggéey. ak bi ma xamee Angloma ku ko tooñ wala nga indil ko jafe-jafe day defante ak yow rawatina koo xamante ni de la porte presse Sénégal yëpp dégg wax ji. ñu naan lu xew ak lu xew tey ñu am occasion toog ak Angloma mu jël lépp tegaat ko si yoon dëgg la loolu problème de fond la à mon avis mais sa diggante ak moom sa diggante ak sa moral ak tamit sa diggante ak nit ñi ñu bëgg xam nga waxoo leen léegi ba tey lu fi am waxoo leen na xam nga Daouda Seck waxoo leen na seq nga waxoo leen conteneur bi lu fa nekkoon yooyu doon bëgg xam mais ataw ñun bëgguñu xam verdict dañ bëgg xam ce qui se passe li leen liyee loo xam te nit ki bu ko déggee xelam dina dal mu ni sama waa ji kat vraiment lii wala la mais ba léegi nii am nañu 15 minutes mais vraiment on tourne autour de yoon. xam nga Babacar xam nga émission tam pour mu dem. c'est-à-dire xam nga dama laa wax ci commencement ba. man homme d'état la ñaareel ba mooy dafa am fu ma nekk foo xamante ni moo tiim lépp réew mi kon warumaa dof c'est-à-dire bu fekkee ni da nga maa war a laaj rek ci benn affaire ma mel ni ab nu mu tëddee benn nitu mbedd ratatatatatatat mais xooli maa kii du homme d'état wala du nit. kii ngay wax noonu ak man bokkuñu comme bokku leen nag. un homme d'état un homme qui sert la république la ñu tuumaal. mais dama ne xam nga yow tey boo ma tuumaaloon. waaw yoon amu fi. damay dem ci yoon. très bien da nga maa war a wax ni la est-ce que waa ji bi mu la tuumaalee yow est-ce que dem nga ci yoon. donc laaj naa la. wax naa la. ndax porté nga plainte wala. non dama ni la c'est-à-dire xam nga plainte par plainte mën tam Babacar.
moom dañi man maa ko yoreel. waaw moom nee na porté na plainte dem na ci corps yi gën a ëpp doole ci Sénégal boobu ma jàpp ko muy gendarmerie nationale ak DIC waaw man du ma toog di. mais ci waxam moom dafa am lu mu wax loo xamante ni day nuuru tamit ni que yow kan dafa am si loo topp. ndax nee na yow da nga ni que foo mënti dem doo mujj fenn parce que man si réew mi laa dëkk. waaw loolu xam nga Babacar xam nga loolu dama koy gën a dëggal xam nga lu tax xam nga nit bu ko flairé ni à conscience tranquille am deful dara nga wax ma Babacar ni ma dama lay jàppal wala dama lay tëj waaye Babacar dama la foo mën a dem demal parce que damay wér ni foo mën a dem dama fay génn dem sama yoon ndax fa ngay dem amuñu loo xamante nii mën nañu fi téye engouement Babacar xam nga boo wëree réew mi di yàq der naan nee na ci présidence la bokk kenn mënulu ko dara mais réew ku ma xam sax man xam ni yéen ñi ma xam ñu juddoo ndoo Mbàkke ngeen ja man du ma genre boobu sax. mais image yu palais est-ce que tamit même bu dul dëgg doo ko écorné parce que fi ngay nekk foofu moo gën a kawe si réew mi image yu palais googu est-ce que doo ko xaw a écorné. non xam nga Babacar dafa am ñaari affaire yu am na suma benn frère Aline jiiñ nañ ko fi ay milliards ba Sénégal koo romb ñu la jox ma samay 400 000 c'est le frère de président Macky Sall. bërki démb Bougazelli wax nañ fi ay faux billets ak yeneen ak yeneen c'est-à-dire xam nga dafa am ñaari affaire c'est-à-dire yow yaa def flagrant délit ñu jàpp la condamné la ñu génne PV journaliste yi tiim ko ni kii li ñu waxal ci moom dëgg la loolu mooy yàq image palais ba waaye nag bu fekkente ni ba palais ba ku fa nekk rek ñu ni dañuy njorti ni kat ki nekk ci palais bi sàcc la kon palais waa palais bi jubuñ loolu moom du. bi coow li amee ba léegi kenn laaj la explication. parce que tamit man bu doon man la fi may liggéey tey ñu dégg coow si man dinañ ma woo sama kilifa ni ma lu xew noo gisee lii walla yaa ngi dem pare nag noonu demee amoo benn barrière. xam nga Babacar dafa am benn affaire bu ma lay wax c'est-à-dire man li may dégg ñu may koy wax man oto bi ma yor moo ëpp loolu 10 millions 10 millions bu ma defoon problème maanaam dem escroquer ko nit maanaam sàcc ko xam naa tant de personnes du ma tudd seen tur yoo xamante ni xoolal ñoo may woo ni ma am bu coow ji demal fay ko bu 10 millions fekkoonte ni itam dama koo jël ci nit xoolal population Mbàkke bi laa wax nii te kii la ñuy def xoolal dañuy woote ci ñi ma xam ñi ma sopp te bëgg ma dañuy woote ma fay ko man Babacar sa diggante yàlla xam nga ni waaye passé naa 10 millions man kër gi ma dëkk ëpp na 10 millions te maa ko moom luyewuma ko oto bi may dawal ëpp na 10 millions. ñaareel ba mooy lii ñuy wax nii ñaata autorité laa xam ba ci président de la République bu ma amoon problème mu 10 millions dama dem ñaan ko. est-ce que am na sax ñu commencé di def ay suspicion si commentaire rek si yenn politiciens yi ñu ni est-ce que état jàppale wu ko et puis problème dafa dem mel na dafa laal problème politique parce que yéen politiciens lu ngeen def rek day laal politique jàppoo ni am na ay mains derrière yu favoriser waa jeeg yooyu pour. xam nga loolu moom laa la wax ni balaay neex xam nga danga ni ma nu mu tuddati xam nga dafa am loo xam ni man dañ ma ci formé gis nga togg gu ñoragul mu leer ni yow togg gii ñuy togg sax togg la yaay am ndam yaa koy lekk nga dof lu ba jël togg gi yàq sotti ko nit ñi lekk ko te ñorul amul sens gis nga bu lépp ñoree ba yoon àtte li mu war a àtte bu boobaa même ñooñu doon ko jàppale dañuy daanu mais du léegi lañ ko war a wax. yoon woowu la benn yoon. non man de yoon bi ma dégg de mooy dégg naa fi benn revue de presse ma quitté fi voyagé ñu joxe information ci Mbàkke gépp même yéen journalistes yi ni sa waaye digg ñëw ci fajar ba jël ko yóbbu ko mercredi bi passé loolu dégg naa ko ba li ma ci gën a touché sax mooy sama waajuru jigéen sax dafa toog mu ni du lekk moom xamutoon sax ay digg ma jël si parce que moom xam na sama jikko dani Omar kon dafa accidenté wala dara da koo jot kon bu ma ko gisul du ma lekk dama ko mujj woo téléphone mujj gi ma obligé jóge fi ma nekkoon ñëw pour mu gis ma parce que damaa jàpp ni gis nga corps yi nañ leen respecté muy gendarmerie nationale ak division DIC foofu ay professionnels ñoo fa ne ñoo xam ne réew mi tey boo leen ko joxoon mën nañ ko utiliser donc amul benn nit boo xamante ni nii Daouda yow kii Babacar bu mën a ñëw Macky Sall di sa papa wala ngay liggéey ca palais ba ministère de la justice di sa nijaay nga def un flagrant délit te yoon du la corriger amul ci adduna bi kon buñ jël yëf yi bëgg koo orienté ci police dafa seetaan gendarmerie dafa seetaan waa ji bi ci palais bi la ne dafa am ay protégé loolu mais xam nga loolu mooy tooñ gi rek xam nga tooñ gi mooy xam nga boo demee ba ci biir journal nga ni deuxième trace bi ma joxe deuxième trace
mel ni ay traces. première trace joxe na 8 millions. waaw deuxième trace bi ci ministère de la justice la ko jox ci ministre boo xamante ni nii waxuma sax ministre. mais yow boole nga ko benn kilifa douane. kan la. après say waxam am nga benn kilifa douane boo ko booleel. xam nga ni ngeen ba douane aussi avant muy fay 40 millions 44 millions yi fu nekk jaar ngeen fa ne nga. nga Babacar. xam nga dafay am loo xamante ni nii mën nga koy wax sax fekk yow mi wax noonu xaalisu jàmbur nga yor xam nga dafa am enquête dafa garaaw. xam nga mën ngay wax say wax yow dem ba yoon ni la yow fayal xaalisu jàmbur nga naan xam nga mën nga dem di wax say wax di wër ba yoon ni la yow fayal kii xaalisam nga naan ay. su ma la déggee kon Daouda Seck dala yore xaalis. non dama ni xam nga Babacar xam nga mbir mi dama laa ni la xam nga Babacar. xam nga yaa mën a leeral. xam nga Babacar lan moo gën a neex ci mbir mi. mooy man Angloma. wallahi asim ku gëm sama su réew laa da ngay xool tey waa ji ñu jàpp Touba biñ koy jàpp kër ci ñu koo fekk kër xaritam mu toog jàpp ko xëy na ba muy rey doomam yooyu jàppoon na ni lii kenn du ko xam mais ci xaruñu police ak suñu gars yi niñ aaye def nañ seen enquête ba xam ni waa ji moo rey waa ji ñëw jàpp ko. parce que ay preuve la moom laa la wax waaye léegi Babacar comme moom dama koo escroquer ko dama koo sàcc waay réew mi am na yoon. la moo tax nangoo woon jël chèque xam nga chèque di am traçabilité nee na yaa préféré jël est ni ko man noonu jooni nga ma jox xaalis xam nga yow ñu insisté ñun dañuy basé wu si ay wax. xam nga loolu lépp nee naa la. loolu lépp du yow yaa ma ko war a laaj. loolu xam nga kat moo ma ko war a laaj. tey jii moom bu fekkente ni dafa am preuve yooyu bu demee ci commissaire de police commissaire bi may laaj xam nga yow lan nga ma war a laaj Angloma li ñu lay waxal est-ce que Mbàkke képp di ko déglu am na wala amul mën la am. très bien noo ko dundee ak say xarit ak am di jàmm ak est-ce que amoo gêne bi booy génn si mbedd mi est-ce que amoo gêne bi ak Macky Sall fi mu la teg dugal si biir cabinet ak yooyu muy dégg yenn si yow nee nañ sax Mahmoud Saleh boo xoolee jàpp na si yëpp ñu ngi koy dégg tey bëgg na nga ñëw foofu noo ko dundee yow noo ko dundee. jàpp na ci comme Mahmoud Saleh. def ay démarches parce que moom mi ngi au sommet de l'État. xam nga Mahmoud Saleh c'est le homme d'État. di kilifa. xam nga man dama respecté suñu kilifa yi c'est-à-dire homme d'État wala ministre de la République loo koy waxal day fekk nga am ay preuves xam nga Saleh kilifa la donc Mahmoud Saleh du ma jàppale ci lu jubati wala lu dënk parce que kenn xamee ko loolu ci cabinet ci palais bi tam ñi ma xam ñuy ay homme d'État du ñuy jàppale mukk Angloma wala keneen ku mën a doon. yaa ngi xëy ba léegi Angloma. xam nga Babacar ñaari mbir moo am ci man. man dama am activité politique ak activité nu mu tëddee. Dakar. bu ma neexee ma ñëw Mbàkke. bu ma neexee ma dem sama bureau Dakar. quant à li gën a garaaw kay Babacar ay yaa ngi xëy ak xëyoo xam nga man tey liñ ma fal buñ ko doon bu doon daj. décret koy génne yéen ñëpp ngeen gis ko waaye ay yaa ngi xëyoo ak moom loolu moom xam nga. waaw moo tax la sànq est-ce que amoo gêne sa diggante sa entourage sa diggante ak say collègues de travail. say ban chaîne lay am Babacar man Angloma mooy ñu ne Angloma de dañ koo jàpp Dakar mu violé ab xale bu mineur wala dañ koo jàpp ci faux billet wala dañ koo jàpp ci drogue wala dañ koo jàpp ci loxo ci poche un flagrant délit bu boobaa ak fi ma bokk. kon duñ ko nettali sax damay pendre sama bopp pour nit ñi gis waaye Babacar lu ma deful tinu ma waxoo 200 millions wala 300 millions waxoo 1 milliard waxoo loo xam ni mënu ma koo fay samay mbokk mënuñ koo fay même bu ma ko defoon. même bu ma ko defoon mënu ma cee jàpp xamul sax mënu ma cee jàpp mooy même bu ma ko defoon nu mu tëtti mën naa koo fay wala samay mbokk mën nañ koo fay wala oto bi ma yor fu ma ko joxee dem kon loolu xam nga dafa am ñaari mbir Babacar ba ma jiñee xaalis ba ma jël ma ne ñu am fee yi ma ne maa ko def. waaw dañ naan la fayal nga ne am sama oto ngi ni jar na 10 millions nañ fay kon li ñuy wax man ndeysaan dafa am suma benn xarit du ma tudd turam kilifa la dani ma man de li ñuy wax boo ko defoon ñu téye la fenn midi balaa une heure ma ñëw fay ko man parce que laa koy fay te ñooñu am naa ci lum gàtt xanaa boog wax dëgg yàlla Babacar xam nga sama relation ak nit ñi yow tam. te itam avant politique bii maa ngi liggéey nee naa la damay indi samay konne di liggéey oto bii may dawal jar na li ñuy wax bu ma naree torox joxe ko sama soxna barki démb dani ma ndeysaan mu ne ma Omar man de affaire damaa jaaxal parce que man li ñu lay waxal nii même bu amoon damay dem def pré banque fay ko
kon am na loo xamante ni nii maanaam jërtu sax def porte presse di ngal-ngal ci presse bi c'est-à-dire man li ma doon amee kersa wala ma am gàcce wala ma tiit mooy violé naa doomu jàmbur ñu ni palais ba day cabinet président ba ko fa Macky Sall dugal violé na ab xale mineur wala Angloma dañ koo jàpp ci drogue wala Angloma dañ koo jàpp ci faux billet wala dafa sàcc xaalisu jàmbur waaye ay waxu yaa def lii amul trace damaa juum man wax dëgg. lan moo waral kon Daouda Seck taxaw indi de telles accusations graves loolu moom laa bëgg xam lu làqu ci ginnaaw loolu. xam nga loolu bu ñu demee xam nga Babacar dafa am ñaari affaire yu am xam nga tey boo demoon ci yoon tey yoon du ni la mukk nit ki mënu laa indi ci yoon te defoo ko dara. nekk mënta dajeeg yow rek defu la dara defoo ko dara mën la danga maa yor sama xaalis loolu mënta nekk léegi fee yooyu nag ak nam demee foofu nga koy leerale bu boobaa est-ce que moom mooy dem wala man maay dem xam nga yoon moom da lay ñëw déglu la Babacar nit porté ne plainte nit ba tay ñu woo ko ci yoon am déet waa ji ñëw yow mi nga porté plainte waa ji ñëw yow nga dem waa ji dem yow nga toog fa parce que ñii enquête dañoo yor ndey yor baay yor jabar yor yi doom di xool ki ñuy enquête ki ñuy waxal nii est-ce que liñ koy xel def moo ko def wala def ko bu ko deful dañ naan léegi li nga wax kii defu ko. la charge de preuve incombe au demandeur en tout cas yow mi nu porte plainte daanaka yow yaay indi say preuve. waaw déggoo li ma la. daanaka yow waaw Babacar dama laa wax ni la. non nga baal ma damaa jum ci la porte plainte du moins muy indi ay preuve kon ñu xool ba fa wanante mujj ak bëtam bi ma waxoon léegi mooy exception bi li Macky Sall defoon Karim Wade damaa jum léegi ok. dama laa wax ni la dama koy répété di ko répété waat te wallaay azim waxuma ko ngir sama teey bakkan wala du ma neex dama respecté les police nationale da ngay xool bi ñu fi nekkee di opposé wu di sànni ay grenade les police nationale ak gen ak gis nga ni ñu protéger palais bi ka ko doon def sax déppoon nañ dafa faral Ablaye Wade mooy commissaire boobu mais farul Ablaye Wade parce que lii lu réew mi la dañ ko war a protéger ni ma gëmee ñooñu gëmee ko dig gëmee ko gendarmerie gëmee ko justice réew mi mu leer ma ni man foo ma woo ma wuyu la fa noonu laay bàyyee lépp ci yoon ci kaw politique nag ñi nga xamante ni nii par exemple bon xëy na am nañu ay intérêt politique Angloma buñ sañoon mu yàqulee am na message audio yoo xamante ni Babacar moo ko yónnoon sama téléphone ki ngay wax nii wan la yim ma envoyé danga naan ma déedéet. danga naan ma déedéet. danga naan ma lii rek mën nañ cee jàpp nit waxuma la ay xaalis ak ay conteneur. danga naan yan xeetu message. non yow tam yu doy waar rek négal nee naa la ci yoon lañ jëm. xaaral menace wala ay saaga wala ay. yu doy waar Babacar yu doy waar yoo xam ni même bu la nit ki tooñoon sax waaye yóbbu ko ci yoon rek même bu la tooñoon. menace de mort ah. waaye yow bàqee sax a ngi ci armée li bàqee ni ma du yàgg dara say mbokk mi image baa ngi nii ci biir téléphone mi say mbokk danañ la gis bàqee man kenn bindulu ma ba may rey ci waxi. maanaam loolu fu mu ko war teg. ci waxi sosam sax dem na ba ni am na ñu bokk ci état bi grave moo xam ne nee naa la nañ dem ba enquête bi pare rek. am na ñu bokk ci état bi ñoo xamante ni wax nañ ma lii ak lii ak lii ci yow. boobaa dañ ne ko yow ana ñan ñu wax Angloma li kan woo ko moo tax man la saaga yàkkamtee xeex la comme ci yoon lañ ne nañ continuer procédure ba yoon pare rek. mais instant yii nii yaa ngi def nga li nga war a def bu la menacé dama wax dem nga seeti ñi nga war a seeti. Babacar dama laa wax ni la en politique stratégie ba egsi loo fi ma egsi man Angloma li nga ci wàllu yoon yii itam c'est-à-dire lu ci nekk rek maanaam xam naa nañ koy régler ak nañ koy doxee ak nañ koy toppatoo ak nañ koy kii c'est-à-dire du ma ger yoon du ma manqué respect yoon du ma manqué respect police nationale bu ñu ma joxoon convocation tey ak lu ma bokk ci cabinet président bu ñu ma joxoon convocation suba fu ñu ma ko jox moo dem wuy ji fu mu mën a doon billaahi wallaahi wa taala ma dem wuy ji kon am na loo xamante ni itam yow boo ko amee muy ay preuve ak leneen ak yeneen yoo xam ne boo la ko woon fii nga waaru ci yàlla kooku du amee conscience xel bu dal moom boo koy raay nañ dem ci yoon ba yoon def liggéeyam rek xam nga kii nee na nu mu tuddati gumba ma xel ma xam bu jógee ciw xeer nu mu tuddati nee nañ sànneente day fekk dafa fekk mu jóg ciw xeer ba pare taxam man ku ma xam ni nu mu tuddati am na ci loo xamante ne nii bon du ma ci dof de du ma ci dof. dama xam ni Daouda Seck mu am fit dalay saaga dalay menacer de mort di dem di porte presse ba léegi nga woyofal affaire yi nii comme ça loolu la wax gërino dossier bi duñ laal le fond. dafa am benn xit sa bu ma lay jox sëñ Mbacke borom Daaru Rahmaan sama sëriñ ba dafa waxoon mu ni
mu ni fukki nit yu dajaloo wala mbooloo mu dajaloo di xeex kenn ku ñeme nekku ci parce que kon ki taxaw yow kese ñu lay xeex koo koy ki ñeme gaynde ga tam dafa xale bi tam dafa génn ci pénc mi gis gaynde gi tëdd ci pénc mi nga xale bi war ci gaynde gi di ko dawal comme fas ko dawal gaynde gi tëdd rek bi baayam génnee baay bi génnee gis xale bi diw di taw ni ko wuy sama ndey diw ni jabar ji wuy diw dee na gaynde gi ni ko sa baay mee moom a xam daaw da xaw ma parce que bokkul dëkkul Mbàkke xaw ma somme yi ñuy wax nii li tax man la xaw ma mooy yow leer na le passé naa foofu yow même bu doon dërëm la sax. waaw dama ni Babacar dama ni maanaam sa biir société moral da laa mayul par exemple ñu tuumaal la nga banoonu parce que yoon bi li ko jiitu mooy suñu société bi nekkin bi gis nga Babacar dama laa wax ni la ba pare ak presse bi xam nga presse c'est une prophète dañuy jàllale wax comme ni ko yonent bi den jàllale pourtant lii mu ma wax nii nee na ma am na yóbbu ma xëy envoyé ni ma bu tey subaa da nga dégg sa tur yépp ci presse bi Macky Sall dàq la bi ma xëyee benn journal la ko bind xam nga lu tax maa ngi remercier le presse Sénégal tam xam nga lu tax ay professionnels lañ. parce que bon journal boobu lañ ko jox mais ñeneen bu ñu si jotoon bind ko exploité ko. xam nga Babacar ñeneen woo nañ ma. mais xam nga dafa am loo xam dafa laissé Babacar ñi muy woo ñëw di bindal nit. escroquerie abus de confiance guddi gu bit setul angolomaam aw xiina tiim ci kawam te yow li ngay bind yow ki la koy wax amul benn preuve bu mu la won ni la li ma ko jox a ngi nii Babacar loolu fan la am ci àdduna bi yow tam. waaw kon lu xew nag am na raw. wax nag nii la gis nga li xew nañu ñaan yàlla ak barke weeru koor bi ba li ma la wax rek ba yoon tracé liggéeyam ba pare. xam nga léeg-léeg da ngay gis sax léeg-léeg benn erreur am. ñu jàpp nit yóbbu ko ñu xëy suba gis ko muy dem ñu ne mais kii barki démb lañ ko fi jàpp li tax juge bi bàyyi ko te procureur bàyyi ko dañ koo gerfale fekk wallaay azim même nañ ko entendre moo baax moo tax waaj bàyyi ko. Talla Ndoye moom lu ngeen seq. dara. nee nga si moom la jaar. il était xam nga dafay am mbir yoo xamante ni gis nga Babacar boo ci jaareeg nit dootoo ko sax bëgg a xam parce que dafay nekk douleur boo xam day metti sa xol. pour wax rek benn point xam nga ñoom 1 million ay millions lañ wax Talla fi mu dëkkoon mi ngi may dégg ci président fi mu dëkkoon amoon fa crédit 1.500.000 maa ko réglé bu fekkee réglé wu ma ko tam dégg ko na ma yóbbu ci yoon ma réglé wu ko kuy réglé nit fi mu dëkk commune bi 1.500.000. mais sànq da nga ni Talla laa seq ma nga wàcc. waaw moom laa la wax dama ni xam nga dafay am loo xamante ne nii bu ñu demee ci fond bi rek li ma lay wax dañuy yàq dossier bi complètement. kon nañ ko bàyyi ak yoon parce que 35 minutes mën ñu ko topp ci benn mbir ki ñu war a waxal mu war a indi leeral toujours mi ngi wax lam ci xam bëggul dugg ci fond bi mais li ci jot a am ku nekk di xalaat di nga xam yow fi ngay analyser dañuy tourner page bi ñëw ci beneen fànn bu am solo.